asalaamaaleykum mbokk yi xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci taamu bi ngeen taamu TAS Art TV tey nag ñu ngi fii ci centre de santé bu Kolda bés bi nag tey li ko waral mooy tey la ñu jagleel ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum tuxum ci cigarette léegi nag ñu ñëwoon fii pour rencontrer autorité médicale yi fii te ñu ngi suñu kanam ñu ngi jàkkaarloo ak le responsable de l'éducation et de l'information pour la santé mooy monsieur Ousmane Deme monsieur Ousmane Deme ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di nuyu auditrices ak auditeurs yi nga xam ne ñoo nekk ci TAS Art maa ngi lay sant di la gërëm ci invitation bi nga may invité ci journée mondiale du tabac. jaajëf monsieur Deme léegi nag monsieur Deme thème bi ñuy aborder mooy lan la cigarette di def ci nit. waaw tey boo ñëwee di invité ma ci waxu cigarette pour mu waxtaan ci askan wi dinaa ci kontaan trop. ndax balaa may waxtaan li nga xam ne nii sax mooy li cigarette di def si nit dama lay wax lan mooy cible bi nga xam ne nii sensibilisation bi fa lañ ko war a accès ndax gis nañ ne cigarette souvent ñi koy tux dañ koy commencer à l'âge adolescent boo déggee âge adolescent mooy âge yi nga xam ne nii daanaka 11 ans la ba 19 ans ñu bari foofu la ñuy commencer def li nga xam ne nii moom mooy tux cigarette donc boo koy tux à cet âge plaisir moo la ciy dugal donc da nga koy commencer parce que sa bànneexu bakkan la. ñi dañ koy commencer parce que xale lañu par complexe et autres ñu dugg ci mais boo ciy dugg da ngay xam ne man mi maa ngi dugg ci loo xam ne nii tey plaisir la waaye conséquences yi souvent doo ko gaaw a xam parce que première conséquence bi mooy dafay def ba yow mi sa bopp ñu ko commencer da ngay dem ba dépendant parce que dafa am ay produits yoo xam ne nii boo koy tux day dem ci sa cerveau te soit voie bu demee ci sa cerveau en plus yow sa bopp da ngay gën a soxla di tux boo doon tux tey benn day bëgg toujours ngay continuer di tux donc dépendance boobu nga xam ne moom mooy xacc toujours sa bëgg-bëgg pour nga tux donc day gën a bari toujours donc dafa nekk loo xam ne nii day ancré ci sa cerveau et bu boobaa cigarette si day nekk loo xam ne da lay xacc yow sax da nga koy gën a bëgg moo tax souvent muy causer dépendance bu bari ci nit donc cigarette loo xam ne la nit da koy commencer tey par plaisir wala bëgg-bëggam waaye day dem ba ci yàgg mu tàqale ko moom day gën a métti su moom daanaka xeetu de drogue la bu bon boo xam ne nii askan bi ñu ngi koy utiliser te souvent bu ñu koy utiliser duñ xam naka la cible bi nag mooy xale yi fan lañ ko war a gën a sensibiliser mooy fi ñuy gën di daje mooy ci école yi donc ñun aussi bu ñuy sensibiliser dañu war a waxtaan ak élèves yi waxtaan ak enseignants yi aussi ñu joxe benn comportement boo xam ne nii moom la élèves yi war a recopier pour mën a moytu lii di cigarette si na baax boobu. léegi monsieur Deme tuxum cigarette boobu yan feebar la mën a jural nit ki. waaw cigarette comme ni ma la ko waxee dafa am na presque 4000 produits toxiques yoo xam ne nii mu ngi ci biir cigarette dañ ko ci dëxëñ am na nicotine ma lay wax am na dioxyde de carbone bi am na goudron am na yëpp loolu nag bu fekkee nit ki da koy tux du ñëwee dugg ci sa organisme ci appareil respiratoire bi lay jaar mais su day jaxasoo ak deret bi loolu nag dafay attaquer say xëtër yu bari ci nga xam ne ni mooy biir yaram ba ci cerveau bi donc yooyu yëpp dafay jur genre feebar yi ñuy wax comme cancer yi mun na nekk cancer du poumon di feebar boo xam ne ni cancer xëtëru nokkeekaay bi parce que boobu aussi dafay jur cancer boobu moom souvent faj ko dafa nekk loo xam ne du yomb feebar boo xam ne la presque c'est mortel maanaam feebar buy rey la am na aussi cancer de l'appareil digestif depuis œsophage bi làmmiñ ba ci butit ji yooyu yëpp mun na ci attaquer jural ko lii di cancer te bu fekkee nit ki dañ ne tux na plus de 15 ans dafay multiplier par 20 sa chance d'avoir le cancer donc feebaru bi nga xam ne moo lay day andi cancer. am na beneen feebar aussi mooy nga xam ne nii souvent day dem ba nekk genre caillot de sang lay def ci yow su bu nee caillot de sang bi souvent da koy provoquer te boobaa day nekk souvent bu nee ci sa xol la dem. ci xol bi la dem dafay andi lu ñuy wax blocage boo xam ne da koy andi comme genre thrombose au niveau du cœur donc day andi ay tension ay infarctus du myocarde nag boo ko gisee ci ni souvent day dem moo xam ne day am ay arrêt cardiaque ou autre wala bu fekkee kayo bi dafa dem ci cerveau bi dafay dem mu bloqué wu foofu loolu aussi da koy jural li nga xam ne nii moom mooy genre AVC te feebar yooyu yëpp ay feebar yu dramatique la te souvent dafay yomb di rey doomu aadama. est-ce que cigarette drogue la maanaam day mandiloo nit. waaw cigarette doo mandi waaye nag drogue la ndax drogue mooy li nga xam ne ni boo ko jëlee da ngay dem ba dépendant maanaam boo ko amut da ngay dem ba mel ni yow nekkatoo
il faut nga tux ko pour nga mën a nekk moo tax souvent ñu koy tux da ngay dem ba benn âge nga xam ne man mi li conséquences yi may jural yow sa bopp da nga koy percevoir da nga koy xam ne man mi cigarette mu may lor nga bëgg a bàyyi mais pour nga bàyyi day xaw a métti da ngay bàyyi sa bopp di métti wala ngay bàyyi man di lay feebar wala nangam ak sangam donc dépendance boobu moom moo tax cigarette nekk loo xam ne nii drogue la. léegi monsieur Deme en tant que responsable de l'éducation et de l'information pour la santé yan conseil nga mën a jox maanaam ndaw yi koy utiliser. conseil ma leen bi war a jox premier conseil moo ñu bañ a essayer parce que souvent essayer moo leen ciy dugal la plupart kuy tux rek souvent essayer moo la ci dugal gis nga sa morom mu ngi tux gis nga sa tonton mu ngi tux yónnee la ainsi de suite mu tux nga ne ko ma fayal la wala mu yónnee la ngay jéem a tuxantu ainsi de suite loolu yëpp mooy tax souvent xale yi di ko commencer te dina ko xam ne ni comme ni nga ko waxee drogue la boo ko xesee commencer pour nga bàyyi day métti parce que cigarette boo ko xesee dafa am benn produit nicotine bu xesee dugg ñëw sa yaram dafay dem directement ci cerveau bi donc moom mooy réclamer toujours sa cerveau pour que yow nga tuxaat donc pour nga tuxaat donc il faut nga yow tamit nga dem nga jëndaat nga ne bàyyi grave bàyyi tey moom benn cigarette lay tux wala moitié bi lay tux jox keneen tux moitié bi moitié mooy tax yow sa bopp léegi ngay consommer benn cigarette benn ñaar ñett ñeent ainsi de suite day dem bu mujj gi paquet bi du la jëriñ dara su foo toll yaa ngi tux ba mën de la conséquence donc premier conseil bi mooy que ñu moytu cigarette moytu aussi fumer cigarette parce que tey ñu bari dañuy tux dañuy tuxloo keneen parce que damay nekk tey fii ñu ne maag yéen maa ngi tux cigarette bi di ko sànni donc yow seen bopp yéen a ngi inhaler cigarette bi comme man ni ma koy inhaler bu yàggee aussi yéen seen bopp cigarette bi da leen di neex donc bu yàggee aussi yow sa bopp da ngay tux donc nit ko si pour mu bañ a tux na fexe mu bañ a essayer waaye aussi na fexe moytu àndandoo tuxkat bu boobaa kooku war na mën a mucc ci cigarette. léegi loolu est-ce que yéen a ngi ci jéem a def ay sensibilisation pour jéem cee génne ndaw ñi. waaw sensibilisation yi comme ni ma la waxee dafa am cible nga sensibilisation da ngay tëb nga ne man de tey ki dooragut naa waxtaan ak moom pour du commencer ki nga xam ne nag commencé ne naa waxtaan ak moom pour mu bàyyi ki commencé gu nag wax naa ko léegi souvent adolescent yi parce que mag bu demee ba benn âge bi pour mu commencer tux day métti boo demee ba benn âge bi tuxoo souvent kooku am na 1000 sens dootul tux mais âge adolescent souvent foofu la xale di rëcc donc sensibilisation yi fi mu war a accès mooy ci xale yi nga xam ne ni daanaka amaguñ 20 ans waxtaan ak ñoom di leen ñaax di doole te loolu liggéeyu ñëpp la war a doon parce que loo xam ne day lor askan te comme day lor askan nag parents yi seen bopp ñuy premier élément yi nga xam ne ñoo war a sensibiliser xale yi pour du ñu tux enseignants yi nekk ak xale yi ñoom ñoo gën a nekk contact ak le plus d'enfants de la société ñoom ñoo nekk ak ñoom donc ñoom aussi war nañ ci jouer benn rôle di ci waxtaan ak ñoom wax lañ lan mooy effet yi lan mooy conséquences yi nga xam ne nii dina la cigarette dina leen ko jural te léegi tux bi gis nañ ne du xale bu góor du xale bu jigéen donc ñëpp ñooy tux conséquences yi nag gën a grave ci jigéen donc sensibilisation bi aussi war nañ ko accès ci adolescentes yi accès ko ci adolescents yi gën a waxtaan ak ñoom par centre conseil ado yi wala au niveau des établissements wala occasion yi nga xam ne souvent mag ñi dañuy dajeek ñoom loolu sensibilisation moom ne de tous les jours la donc il faut nit ñi di ci waxtaan comme tey ni ko TRAS Art defee donc loolu lu baax la ci askan bi aussi nit ñi xam ne conséquence bi ñuy xaar te mbiram tuxum cigarette rëy na te conséquence médicale la te souvent prise en charge yi muy andi feebar yi ma la cité fii du feebar yoo xam ne nii ay 300 000 400 000 moo koy faj xaas boo xam ne feebar xam ne bu xesee dal nit ay millions lañ doom di nit ki di perte pour mun cee faju te souvent boo ci fajoo sax pour nga wër dellu ka nga doonoon lu jafe lay doon donc sensibilisation bi lu war a commencer la te liggéeyu képp koo xam ne nii membre de société bi nga. waaw kon mbokk yi ñoo ko déggandoo dégg ngeen li fi monsieur Ousmane Deme wax ci wàllum conséquence su cigarette kon nag monsieur Ousmane Deme ñu ngi ci jeexatalu émission bi dañ lay bàyyi nga tàggatoo ak ñi la doon seetaan. merci jërëjëf yéen waa TRAS Art maa ngi leen di sant di leen gërëm ci invitation bi ngeen ma invité pour tey ñu waxtaan ci li nga xam ne nii mooy wàllum tuxum cigarette li ma am daal pour wax ko mooy que jeunesse aussi mooy doole réew doole nag fu mu nekk dañ ko war a toppatoo sàmm ko aar ko ni ñu koy sàmmee aar ko devant ce phénomène bi nga xam ne nii mooy cigarette bi ndax xale dañuy essayer rek ñu moytu ba ñoom seen bopp ñu mun koo daw parce que kii defar cigarette ci boppam da koo wax parce que kenn amul droit jaay cigarette te bindoo ne ci boîte bi abus dangereux pour votre santé maanaam lii ma lay jaay baaxul nit ki la koy jaay ni la lii ma lay jaay baaxul day yàq sa wér-gu-yaram yaakaar naa ko wàccoon ak yow nag pour nga wàccoog sa bopp nga ne kii di ma jaay lu bon di du ma ko jënd parce que moom mi ma koy jaay wax na ma ne lii daf may rey
maa ngi lay jaay du lay rey nit ku la ko wax war ngaa daw donc xëy suñu war nañ delluwaat suñu xel dellee suñu xelu rakk yi pour que tey ëllëg si biir ñu mun a moytu lii di cigarette ndax mun a am wér-gu-yaram ndax cancer bi bari na te lu bari cigarette moo ko jur donc maa ngi di sant di la gërëm di la jaajëfal ci invitation bi toujours et je resterai toujours disponible pour ñu gën a waxtaan aussi ci yeneen thème ndax xam naa ne société bi ngeen fi toogal comme ñu la ko niñ fi toogalee jërëjëf mbokk yi ñoo ko déggandoo lii moo nekkoon seen émission vendredi santé ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox rendez-vous ba beneen numéro